den ci ànd ak Modou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Adji Sarr mu sol robu waxam dagg ci musóoram tàkk maskam yore biteelu ndoxam di dëgg tànk yu dëgër di waaxu di dugg ci watab 4x4 police bi waa police dar ko escorté ko photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk l'Observateur. Alioune Badara Seck bu l'Observateur mi ko photo nañu photo boobee démb la woon bi Adji Sarr jano ak juge bu 8e cabinet bi bay génn. Maxali Ndiak Ndoy bu l'Observateur jël moom it xalimaam di ñu wax li mu xam ci audition gi ñu doon auditionné Adji Sarr démb ca tribunalum Dakar nee nañu 11h35 ci yor gi ci la audition ba tàmbale def na juróomi waxtu yoo xam ne juge 8e cabinet bi di Mamadou Seck auditionné na ko Adji Sarr déglu ko ci fii ci xóotal waaye aji nëbbul ay waxam nekk fay di laam-laame li mu ne moom la ko Ousmane Sonko def ak na mu ko defee ba mu koy nittali juge bi ci digg bi la doon jaar wax na ba wax juge bi ne li mu yàkkamti moo di jàkkaarloo ak Ousmane Sonko journal Les Échos moom it xëy dikk ci audition bañ doon auditionné Adji Sarr démb ca tribunalum Dakar ba wax ñu ne giseem baak juge bu 8e cabinet bi def na juróomi waxtu waaye moom Adji Sarr la mu waxoon ca kanamu sandarma ya dindiwu ci lu toll ne tar fatal ay ni Sidi Ahmed Mbaye mi ñuy tudd ci wax ji Les Échos wax nañu ne moom talaata ji di ñëw ci lañ ko war a auditionné déglu ko borom salon Sweet Beauté di Ndeye Khady Ndiaye moom it Les Échos ne nañu semaine yii di ñëw nar naa doy waar ci moom keneen ko ay mbiram nar a gàllu góose moo di njiital parti Pastef Ousmane Sonko la si ne kay nañu mbalaanum kiir lay di immunité parlementaire am ba tey ji ci la nar a tàggoo ak moom dañu koy dindi te ci mode fast track lañ ko fas yéene defee maanaam wasa libération nañu àjjumay tey ji àjjuma la joo xam ne Ousmane Sonko du ko gaaw fàtte assemblée nationale woote nañu plénière tey ci yor gi ngir ñu woote lu jëm ci levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko Le Quotidien nañu waaye nday mbili ji di Ousmane Sonko nee na kenn du ko futee noone Sonko ma ngay jafandu ci ab mantom ba léegi mooy li journal Quotidien bind ci xëtamu njëkk ba wax ñu ne démb ca la doon janoo ki taskatu xibaar doon defi déclaration fa la waxee ne moom Sonko moo ne woon bu ñu dindee immunité parlementaire am 10h mu dem wuy ji justice léegi nag moom Ousmane Sonko daa dematul fenn ndax anam yi gaa yi jaar ba bëgg a lever immunité parlementaire am daraa ci jaarul yoon Ousmane Sonko ne fenn laa demul duma dem di wuy ji ab juge bu yambar boo xam ne ab sikkim la rek fu mu nekk gestoo ko fa bàyyi Le Quotidien nañu waaye moom Sonko su moytuwul dana wax ba dugal boppam ndax li muy def nii tuumay outrage à magistrat mu di xotti war may magistrat mën na ko caa fekk L'Observateur nañu Sonko mi ngi wéy di tuumaal Macky Sall ak nguuram ba léegi nee na jàpp gi ñu ko bëgg a jàpp teg ko loxo Macky Sall ci jëmi boppam moo ko programmé te daraa ci jaarul yoon moo tax moom Sonko fenn la dul dem naan mi ngi wuy ji juge by enquête kat enquête dina kay nañu li mu njëkk a dingat moo di commission ad hoc ba ñu samp ci assemblée nationale nee na ni ñu ko sampe baaxul kon tey ji bu ñu dajee def seeni mathématique ba dindi immunité parlementaire am du leen sax xoromal sàkku na ci ay farandom ak parti politique yi fare ci opposition bi ñu taxaw ci wetam xeexle ko Sud Quotidien nañu résistance moom la Ousmane Sonko woote nee na Macky Sall su ma bëggee sànk na ko defal boppam yéenekaay bi nañu moom Ousmane Sonko démb ca wax jaag waxtaan wa génne na li nekk ci message mu di SMS bi tax mu jàpp ne mbir yi ay complot la ñaawlu na it taxawaayu ñett ñi mu di doyen des si Samba Sall procureur de la République Serigne Bassirou Gueye ak juge d'instruction 8e cabinet di Mamadou Seck jàpp na ne ñett ñooñee ñooy ñi nga xam ne pexe yu bon yu Macky Sall di nas ngir fexeel nit ci wàllu politique ñoom ñoo koy doxal ñu dox dem ci la Tribune fekk fa xibaar bi mu ñuy xamal ne bii mooy ñaareel bi yoon Ousmane Sonko di defub déclaration ngir di wax ci mbiri Adji Sarr nee na moom Sonko pare na ngir lépp lu mu ci góobe rek dina ko gar constitution bi moo ko may sañ-sañu taxaw ñàkkante ko ak képp ku koy xor ñooñal te loolee da koy jëfe ba mu mat sëkk réew mi quotidien xamal ñu ne bu ñu ko convoqué mu bañ a wuy ji moom Ousmane Sonko yaar mën na ko caa fekk benn bi moo di mandat d'amener maanaam dem jëli ko fa la force te bu booba mandat dépôt moo ci topp soit topp kaa bi di ñu wax mbir yi bu demee ni mu demee nan la ci juge bi war a demee ñu dem ci soleil national mi xëy ci président national mi toog ca palais national di ñàkku national ubbil yéenekaay bi ñàkk yi ñuy ñàkk nit ñi ngir àlleen ci coronavirus bi yéenekaay bi ne nañu président de la république Macky Sall jël na bosam démb ba wax ne yoon la ñu bëgg a wane ngir ñëpp xool ci ñun ba dem ñàkku ji la Sénégal nañu yamu ca ndax wax na waa réew mi ne bu ngeen bëggut a ñàkku danaa jëlaat ñàkk yi di vaccin yi dem may ko réew yi ko soxla source nañu ci xëtamu njëkk tonton Macky mer na nag la ci xibaar li ci gën a fas mbiru Ousmane Sonko teel lépp di leer Assemblée nationale tey ci àjjuma ji nag bu fukki waxtu ak benn jotee lay amal plénière xool ndax naam am déet dinañu summi mbubb kiirlaayu kii député bi di Ousmane Sonko démb nag moom mi jiite parti Pastef ne xalaatul wuyu ji benn convocation gannaaw bi mu waxee ne daal complot la bu président Macky Sall daal di lal ki ko joxe baaraamu tuuma di Adji Sarr nag moom ni ki démb la ko juge bu 8e cabinet déglu daal dina tontu laaj yëpp buñ sukkandikoo ci avocat bi di maître El Hadji Diouf Guy Marius Sagna Clédor Sène ak Assane Diouf nag war a delluwaat ca procureur retour de parquet la ñu am bokk na ci liñ leen di toppee mooy trouble ordre public ak tamit salfañe karange mim réew Covid 19 di mbas mi campagne de vaccination bi mu ñu dal di tàmbale ni ki talaata bi weesu nag njiit réew mi nag jot na ñàqu ni ki démb Macky Sall nag di woo doomu Sénégal yëpp dem ñàqu li ko may nag dina jël vaccin yëpp joxe ko ñi ko soxla ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram yéen kay ci technique bi Amadou Ndiaye ak Yacine Pouy asalaamaaleykum.
Seydou Nourou Ba. député yi nag tey ca séance plénière tey ci suba nag bu fukki waxtu ak benn jotee la ñu war a statuer maanaam xool ndax dañu summi am déet mbalaanu kiirlaayu kii di Ousmane Sonko liggéey bi nag war a tàmbale ci kanam moom nag jiite parti Pastef dañ ko dal joxari baaraamu tuuma ci mbiru sàkku Salif Sow. ndaje mile kuñ fa wowul doo ko fekke teg ci lii mu député yu néew la war a doon pencum ndaw réew mi dafa taxawaloon lu ñuy wax commission ad hoc war a taxaw xool ñoom ndaxam Ousmane Sonko dañoo war a yëkkati mbalaanu kiirlaayam am déet moom Ousmane Sonko nag musta dem taxaw ci kanamu commission bi noonu it la doxee woon ak waa section de recherche di gendarme yi yore enquête bile te nekkee ci diwaanu Colobane juge d'instruction bu 8e cabinet bi nga xamante ni moo yore dossier bile déglu na moom soxna si nga xamante ni nee na dañ koo sàkku di Adji Sarr démb kii di Ousmane Sonko tamit war na koo def lu nu mel bu fekkente ni yëkkati nañu mbalaanu kiirlaayam moom président bu Pastef nag wax na ne du mës a dem wuy ji juge d'instruction boobu nga xamante ni wóoluwu ko benn yoon moom Ousmane Sonko nee na lii lépp wàllum politique la boo xamante ni complot la bu chef de l'État di Macky Sall daal di jiite ñu fàttali ne ci fukk ak benn député yu nekk ci commission bi ñaari nekk ci kujje gi ñoom dañoo démissionné mooy Cheikh Bamba Dièye teewaloon fa non inscrits yi ak Moustapha Baba Guirassy nekkaloon fa groupe parlementaire liberté ak démocratie ndaxte nee ñu ñoom duñu ñàdd benn yoon Ousmane Sonko waa Benno Bokk Yaakaar di ko rendi waaye kàddu yooyu ñu yëkkati ñi nga xamante ni ñoo nekk majorité doon juróom-ñetti député dàq nañu ko tegee ko ne nee na yëf yi ci yoon rek la jaar ba tax na li jëm ci wàllum yëkkati mbalaanu kiirlaay Ousmane Sonko ba léegi ma ngay wéy Aïda Mbodj ñu fàttali leen ne moom la Ousmane Sonko tàmm woon ne mooy nekk avocatam bés bi nga xamante ni ñu ngi koy déglu Ousmane Sonko ci fàttali Adji Sarr di xale bu jigéen bu am ñaar fukki at daf ko yóbbu ci yoon ndaxte nee na daf ko sàkku ay yooni yoon. Salif Sow lu ci mënte ne maanaam dogal bu mënti jóge tey ci plénière bi jóge foofu ci Assemblée nationale kii Ousmane Sonko ne du dem wuyu ji benn yoon convocation tey nag ni ko nag démb ab déclaration fekk ko taskatu xibaar nag moom mi dafa daal wax ne complot la te kenn newul ci ginnaaw boobu le complot ku dul njiitu réew mi di président Macky Sall Pape Bestipa. Ousmane Sonko ku koy xaar mu wuy ji convocation bu ko justice di jébbal ginnaaw ñu yëkkati immunité parlementaire am di nga xaddi ndax jàpp na ne yoon yi ñu jaar ngir dindi muraayam googu jaarul yoon. Sénégalais yépp mën nañu après wax ni Ousmane Sonko moo ne woon bu ñu yëkkatee sama mbalaanu kiiraay muy sama immunité keroog googu laay dem uyu ji buñ ma woowee ma wax ni dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama mbalaanu kiiraay ma dem fa dañoo respecté wul loolu ak lu mun a am assemblée nationale man mii sama immunité da jógewu fi conséquence nag bi ñu ciy tiré mooy fa ñu nekkoon suñu diggante ak section de recherche fa ñu nekkaat ba tey. yoon gi war a atte ak ñañ dénk dossier bi jamono jile amul ci ñoom kóolute tax na mu ne ay avocat wam dinañ bind ngir dàq ñett ñooñu ñu dénk dossier bi. kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam moom mënul nekk juge d'instruction bi ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a monter fii contre opposant ñett ñii ñoo koy monter ñoom ñooy taalibe Macky Sall ci palais de justice bi mooy Serigne Bassirou Gueye procureur mooy Samba Sall doyen des juges mooy Mamadou Seck récusé nañu parce que loolu yoon a ko moom. Sonko mu ne nag li ko desee mooy droit boo xam ne constitution bi moom moo ko jox mu war a opposé wu ci bépp néewal doole buñ ko nar a teg. man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def ak nu ma ko munee waaye daa ko résister mën nañ ma ëpp doole parce que ñoo yor gu kenn ku ne ci Sénégalais bàyyi naa la yow nga natt sa bopp. njiitu Pastef di faddali waxam ju njëkk mbir mi complot la boo xam ne nee na Macky Sall moom moo jiitu ci mbir mi muy laaj Macky Sall lan la seq ak Adji Sarr. droit constitutionnel naturel la Ousmane Sonko wax moom la daal bëgg maanaam sa droit bopp ngir taxaw bañ kenn du la faagagal RFM nag jéem na waxtaan ak ab constitutionnaliste ngir daal laaj ko lan mooy boobule droit ñu déglu Papa Mamour Sy ñu déglu ko. dinañ gis bu ñuy def du droit comparé am na ay pays yoo xam ni dinañ ko bind ci seen droit positif maanaam dinañ ko nangu mais bu ñuy xool tey dëgg-dëgg un état de droit mënul dox ci am li ma xalaat mënul dox ci notion droit naturel boobu parce que on a beau dire état de droit dafa mën a sukkandiku ci li ñu naan charte réew mi moom maanaam muy constitution parce que bu ñu xasee ba teg constitution am na ay loi yoo xam ne dañ koy jël am na ay règlement yoo xam ne dañ koy jël ñi nga xam ne dañuy jóge directement ci constitution boobu c'est que donc pour ñu permettre un fonctionnement
normal bi ñuy wax suñu société bi tey man yaakaar naa ni dañu war a bàkkoo respecter constitution yi respecter loi yi respecter règlement yi parce que droit naturel boobu ñuy wax booy seet domaine politique bi la gën a jege que domaine juridique. ndax mënuñu ko jàppee aw yat woo xam ni yenn saa yi way politique yi dañ koy yëkkatu rek ngir bëgg cee langaamu. waaw booy seet tamit effectivement mun nañ ko jàppee noonu maanaam dañ koy tudd dañ ciy jafandu parfois bu dee ni yaakaar nañ fu mu nekk nii peut-être mun na leen amal njëriñ ci anam bii mbaaj anam bële mais d'un point de vue juridique moi je pense que mënuñu ko invoquer daal. Adji Sarr mi wax ne ki Ousmane Sonko da ko sàkku ni ki demu nag dem na ca kanamu juge 8e cabinet mu dal di ko laaj moom nag Adji Sarr dal di nag tontu laaj yëpp buñ sukkandikoo nag ci maître El Hadji Diouf moom mu ngay rafetlu dal bi nga xam ne kii di Adji Sarr ànd nag ak moom Bayasan Diaw. digee bor la lan tàmm di wax loolu la maître El Hadji Diouf firndeel ci palais de justice bu Dakar avocat bi layel Adji Sarr mi tuumal njiitu Pastef Ousmane Sonko ni da koo sàkku ci lu nekkul teeyaayu bakkanam mujj naa jàkkaarloog taskatu xibaar yi kàddoom yi njëkk mooy Adji Sarr mi ngi wéy di ànd ak dal. sama client Adji Sarr teew na tardewul benn seconde xelam dal na am na moral. maître El Hadji Diouf mi ngi leeral sax li waral Adji Sarr takk der yi di wattu kaaraangeem guddi ak bëccëg. avocat yi demandé woon nañ état bi mu jox ko ñu ko mën a aar gis ngeen ni partout dañ ko doon saaga di ko tam ndëmm di ko dik ay rey ba sécurité am nekk en danger état nag bu xamee ne nit sécurité mu ngi nekk en danger def ciy jóg taxaw képp koo xam ni yaakaar nga ni ñu ngi la bëgg a fagaagal am nga droit wax état mu ñëw aar la. li jëm ci waxtaan bi dox ci ki muy layoog diggante moog juge bi nee na sañu see yey sañu see yab bi ndax amul sañ-sañ bi mi ngi si technique leen jiite sant na leen moom tamit ñu bañ cee addu benn yoon. des ba tey wàllu yoon waaye ñeneen Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène tey la ñu wax a dellu ca procureur ndax retour de parquet la ñu amoon bokk na ci liñ leen di toppee mooy salfaañe karange leexal li dinañ ci ànd ci kanam xëy na ci yeneen i xibaar joom ñu waxtu teg na fukki simili fii ci RFM. RFM rajo askan wi. dañu waxtaane ba tey ci yëngu-yëngal yeeg mouvement Y'en a marre tamit fas yéene amal mobilisation bu rëy ci mim réew ak biti réew tey jilee di yem ak juróomi fan ci weeru mars ñuy nag naqalu daal ñi ñu jàpp bokk na ci ay activiste waaye tamit kii jiite parti bi di parti Pastef ak société civile ñoom dañu jàpp ne daal njiitu réew mi daal lu mu bëgg mooy fexe daal ba fagagal opposition bi Omar Mbow. ngir réew mi tege ci yoon jóg ngir dëgëral suñu démocratie. mouvement Y'en a marre di ñaawlu ba fi ñaawlu yam teg loxo bi ñuy teg activiste yi ñi bokk ci société civile ak itam ñi bokk ci parti Pastef Alioune Sané kilifa ak Fou Malade ne duñu toog di seetaan nguur gi di def lu ko neex caat mi yore woon seeni kàddu. et que ce vendredi là mooy doon le début de yeneen yi vendredi yu ciy topp parce que nag trop c'est trop te duñu seetaan Macky Sall mu foyee ñu benn nit bu fi nekk Sénégal yëpp nekk fi ay millions de Sénégalais nga ne yow la nga bëgg moom ngay doxal la la neex moom ngay def dinañ la wan ne la on va te barrer la route place Washington la ñuy jógee jëm place Soweto ku xamul place Washington mooy fa ministère de l'intérieur nekk Soweto mooy buntu assemblée ñu fasal ko jëmmal ko xeex woote ab manifestation nationale ci jamono ji nga xamante ni mbas baa ngi fii di lëmbe caat ak ñi mu àndal ne seen yoon nekku ci. autorité bi yëgal nañ mu nangu mu bañ mu wax mënuma ko mu kiiwuma ko ñu lañu def. ñoom nee nañ seen xel mayu leen ñu bàyyi Macky Sall mu nekk fii daal di faagaagal ku jegi. yow daal li la intéressé mooy da nga bëgg a dem élection te bëggoo ànd ak benn opposant bu crédible li nga bëgg mooy yow dem ba pare créer sa propre opposition loolu lañ la ne Macky Sall du am Sénégal. mouvement Y'en a marre kon noppi na ngir rek jàmmaarloog gouvernement bi nga xamante ni dafa bëgg rek salfaañe démocratie sénégalaise. ça ne peut pas passer. RFM Parcelles Assainies Omar Mbow. RFM. kii nag di njiitu réew mi Macky Sall moom démb na jot ñàqu mu nag bëgg doomu Sénégal yi def ni moom maanaam dem ñàqu ji démb la ko xamante palais de la République moom nag dafa sax wax ne bu dee daal dañoo bañ duñu ñàqu ñi day doomu Sénégal dina jël yooyu les vaccins jox ko ñi ko soxla ñu déglu président Macky Sall ci micro suñu naataango yu RTS. le vaccin bi nga xam ne tey ginnaaw yàlla ak waa kër docteur yi lii mooy fagaru bi gën a wóor muy ñaari dose yu ñu war a def
benn bi ak ñetti semaine ci kanam ñu jël beneen bi ci li borom xam-xam yëpp wax nekk na loo xam ne mën na aar askan bi mën na aar nit ñi ci jàngoro boo xam ne vraiment xamaguñ ci lu bare mënaguñu ci lu bare ndëgam nag liñ koy fajee jàngoro bi amagul docteur yi nag ñu ngi xeex ci hôpitaux yi di sauver nit ñi sauvetage di leen jox ngelaw li ñuy nooyee muy oxygène bi di def seen kem kattan ngir faj waaye nag balaa ngay faj ba fagaroo yàlla mën na la sutura bokk na ci li ñuy fagaroo ñàkk bi di vaccin anti Covid mu doon ñàkk bu jafe am ndax àdduna yépp ñoo ko soxlaandoo juróom-ñaari milliards doomu aadama moo tax réew moo dem même ñu koy defar amuñu lu doy pour seen population bu ñu yàlla suturalee nag ba ñu am si as tuut boobu dañ ko bëgg a jaarale ci yoon ñépp ñi si war a jot mën si jot moo tax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi joxe exemple maanaam wane ne ñoom ñàkk bi ñoo si jiitu balaa ñu koy jox keneen moo waral teewaay bi moo waral itam parce que démb bi ñu koy ubbi ministre de la santé nañu njëkk a piqûre ak mboolem docteur yi yor wàllu feebar bi ci kër docteur ndegam ki lay faj mooy ñàkku nag waxatuma ki nga xam ne yow feebar bi mën na dal sa kaw. campagne vaccination boobee ca Touba nag kilifa diine yi foofu nag dinañu am ab programme spécial buy tàmbalee lu yàggul dara kii nag di xalifa général des mourides di Sëriñ Mountakha Mbacké moom moo ko dal di lancé ci nag boobu jamono tamit ñeneen ñoo xam ne daal war nañoo amal vaccin bi dinañ leen saytu ci boobule lancement bu war a am ca dëkk bu sell boobu di Touba Mbacké li nag di ay xibaar ñeel juróom benn ndaw di ay jigéen daal yoo xam ne dañu leen xarafaloon foofe ca buun ca banlieue bu Ndakaaru génn nañu l'hôpital ca sax centre bu premier accueil bu Ndakaaru moom moo leen di jël en charge bu ñu sukkandikoo ci chef bu action éducative ca milieu ouvert bu Pikine Awa Balde nag ne yëf yi jaar na yoon waaye ci jamono jëlee xale yu jigéen ñi jotaguñu delloo seeni kër dañu xaar ba ci kanam tuuti ndongoka juróom benn gone yi jigéen yi ñu xarafal nag ci àllarba ji fële ca buun fi mu toll nag ñi ngi yëg ak tànn waxtu wi ñu nga ñuy jël en charge ce centre de premier accueil bu Ndakaaru ki ñu xamal li nu mel di chef bu service action éducative en milieu ouvert bu Pikine madame Diop Awa Balde. ñi fa nekk di liggéey dañu am xarañte ak formation yoo xam ne dafa dem ci ñu ñuy toppatoowee xale yi nga xam ne dañu jaar fi xale yi jaar fanaan nañ ci jàmm yeewu nañ ñu ngi jël seeni garab ñu ngi lekk aussi par rapport ak démb ñu ngi am tan bu baax alhamdulilah. ñoom xale yi jigéen yi ki ci gën a tuuti am ñetti at ki ci mag toll nag ci juróom benn at lu jëm nag ci seen delluwaat ci seen i njaboot kii di chef bu AEMO bu Pikine ni nag doonagut lu nuy xalaat. delluwaat bi tamit du nekk loo xam ne dafay nekk lu automatique dañuy dem sur le terrain xool ci biir famille yi est-ce que am na foo xam ne xale yi bu ñu demee war nañ fa mën a nekk ba nga xam ne seen droit yi dinañ ko aar tant que loolu amul ñun suñu service yi comme CPA ak AEMO dañuy taxaw vraiment pour que xale yooyu ñu def leen ci conditions yi nga xam ne moo gën ci ñoom. xarafal gi nu daal dee xarafal xale yu jigéen yi te mu daal dee amee nag ci banlieue bi doon nag lu jaaxal askan wi gannaaw bi mbir mi amee ba mu daal dee feeñ waa direction de l'éducation surveillée bu ministère de la justice daal di ci am nag taxawaay gu mat sëkk. naam suñu autorité judiciaire ak seen réquisition yombal na intervention chirurgicale yëpp mais prise en charge médicale bi aussi mën nañu wax ne suñu partenaire bi nga xam ne mooy UNICEF ci seen ndimbal fas na bu baax ci prise en charge médicale bi. waajur yu jigéen yu xale yi ak ndaw si leen xarafal ba fi mu toll nii ña nga ca garde à vue waa gendarmerie bu Kër Massar it ci seen wàll ba tey di wéyale l'enquête bi ndongaka Kër Massar rajo Futurs Médias. ndongoka jaajëf ñu yegg yéen léegi ci ñaareelu pàcc xibaar yi. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Seydou Nourou Ba. naka àjjuma ji. sant yàlla alhamdulilah. bisimilah tàggat yaram. ñoo dal di ko door rek wàllu football waxtaani ñàmbur bu Louga mi nga xamante ni mu ngay yëngu ci Ligue 1 bi jamono gi nekk ci ay jafe-jafe daal di tegle ñaari défaite féete yi tamit ci place yi nga xamante ni daanaka moo di place yu bon ci li nga xamante ni daal moo di championnat bi ñoom nag la ñu bëgg jamono gi moo di fexe ba joyante mbir yi laata muy yéex ni ki weekend bi sax dañu dal di taseek
ñi nga xamante ni ñoo di waa Tëngéej FC ci li nga xamante ni moo di 9e journée gu championnat bi ni ki dem nag suñu ndaw bu ñu toogal foofule ca diwaanu Louga di Abraham Paul Pouy daal dina dem séance d'entraînement bu Ñambur bu Louga la mu fa fekk nag moo di ay joueurs yi nga xamante ni fi mu toll nii mesuré nañu situation bi ba tax na la ñu bëgg moo di joyanti ko laata muy yéex dañ si ànd ak Abraham Paul Pouy. entraînement wu bés bi nag ñu xaaj équipe bi ñaari groupe benn groupe bi attaquant yi la ñoom ñuy liggéey nan la ñu war a mën a dugalee but beneen groupe bi di football ci seen biir. weekend bi nag équipe bi bëgg a am ndamam bu njëkk fii ci stade Albouri Ndiaye ngir mën a lancer saison bi benn yoon Assane Diallo moom mooy entraîner équipe bi. mais problème bi ñu gënoon am rek ci kaw la. travailler des attaques rapides travailler des attaques placées. yaakaar ni nag dana baax. match bii ñu jëm nag du yomb nag Tëngéej la ñu war a dajal waaye entraîneur bi moo ngi dalal xel yi bu baax ginnaaw défaite gi nga xam ne am nañ ko bëccëg bee ñu génn ak Douane nag. défaite bi am na tuuti dégâts il fallait bopp xale yi ñu defaraat ko parce que Tëngéej meilleure équipe actuelle donc da ngay waaj bu baax a baax pour mën si génn waaj ak xel mi daal mais équipe yooyu ñoo gën a neex a préparer tuuti parce que booy boobu la ñuy gën a motiver quoi taseeg Tëngéej taseeg Jaraaf yooyu moom jarul dans le discours booy daal ku nekk da ngay bëgg a football. lii nag ab occasion la woon tamit ngir entraîneur bi mën a régler yenn ci ay problème am yi nag am na ay rumeur yu doon ne moom dañ koy classel équipe am. coach bi du def équipe beeg lu classé wallaahi du dëgg de ku ma xam xanaa ñi ma xamul lay wax loolu amul président bu mën a taxaw naan ma classé choix yi maag sama collaborateur koy def kooku moom dama bëgg mu leer nañ si wàllu ga yëpp. ginnaaw juróom-ñetti bëccëg yi nga xam ne jot nañ koo jongante Azak Njàmbur nekk ci fukkeelu place bi ci classement bi mu am juróom-ñetti poñ mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. Abraham Paul Pouy dal di waxtaane lii di Coupe d'Afrique des moins de 20 ans di Coupe d'Afrique bi ñu jagleel équipe nationale junior yi ña ngi koy amal ca Mauritanie ni ki tey jii la ñoo fas yéene yeggali ñaareelu pàcc lii di quart de finale 16h diggante Maroc lay daal di doon ak Tunisie ba ca des nag 19h diggante République centrafricaine ak ñii di waa Gambie ni ki démb ñii di Ouganda daal nañu qualifié ci demi-finale gannaaw ba ñu éliminé Burkina Faso tir au but noonu itam la Ghana daal di génnee ci jongante gi ñii di waa Cameroun gannaaw bañ doon amal lii di quart de finale yi. ñu daal di waxtaanee wàllu Ligue Europa ak jongante yi nga xam te ñu ko doon amal démb ñi jot a qualifié ci 8e de finale. moo di ñii di waa Grenade donte sax dañoo daal di ñàkk seen digg ak ñii di waa Napoli bu Kalidou Koulibaly ñaari bal ci benn waaye mujj nañu jàll buñ ko méngaleeg match aller bi nga xamante ne Grenade jotoon nañ ci am ndam di équipe Espagne googule Arsenal démb itam jot a qualifié ci 8e de finale daal di génne ci jogante yi ñii di waa Benfica bu Lisbonne Ajax Amsterdam daal di daan ñii di Lille qualifié moom itam ci wàllu quart de finale 8e de finale plutôt Arsenal wala bokk Villarreal moom dafa daal di qualifié moom itam ci diggante ak ñii di waa Salzbourg ñaari bal ci benn la ko Villarreal daal di daan Leicester moom mbetteel la daal di am ci diggante mag équipe bu République tchèque bi di Slavia Prague mi nga xamante ni moo ko fekk ca dëkkam daal di ko daan ñaari bal ci dara doomu Sénégal gi di Abdoulaye Sima moom itam jot na ca ràññee ko dugal ab but pour équipe am boobule di Slavia Prague qualifié ci 8e de finale Milan AC daal di génne Étoile Rouge Belgrade ci yooyu lay jongante donte dañoo match nul un but partout ni ki démb AS Rome moom itam daal di génne beneen équipe bu Portugal di Sporting Braga ñetti bal ci benn Manchester United donte Real Sociedad dëkk tenir en échec 0 but partout ni ki démb ci dëkkam waaye ci mujjantal jot na qualifié ci wàllu 8e de finale bu Ligue Europa. ñu daal dellu suñu réew waxtaanee wàllu football de plage beach soccer Sénégal nag di waajal di Coupe d'Afrique bi nga xamante ne dakaa fas yéene organisé fii ki ñetti weer fii nii ci Sénégal ñoom nag ci jamono gi ñu ngi koy waajal di amal regroupement externe maanaam joueurs yi dañuy ñëw entraîné ba pare daal di ñibbi seen i kër ni ki démb yi nga xamante ni sax moo di suñu soxna si di Aminata Dieng moom daal dina doxantu ca Yoff foofu nag la équipe bi di entraîné ci plage bi nga xam ne moo nekk ca Yoff la mu fa fekk nag moo di ay joueurs yi nga xamante ne ànd nañ ak pas-pas gu rëy ngir fexe kon bokk nañu permettre Sénégal jëlaat ndam bi nga xamante ni moo di Coupe d'Afrique bi ci soccer jot na ko jënd tolloo ko juróomi yoon Aminata Dieng. waxtaanu gaynde yi lii lay nirool suñu tàggatoo ba pare entraîneur yi sonal nañ leen lool. seen tàggat yaram bi nag def nañ ko lu tolloog ñaari waxtu ngir mën a dabe
li ñu tardé. Ngalla Sylla mooy coach principal bi Alseyni Ndiaye di capitaine équipe bi leen. dañu xaw a yéex a commencé nag quoi te li ko waral mooy pandémie bi donc moo tax mais fu mu nekk nii ñu commencé nañ ñu ngi si am nañ yaakaar ne fii balaa mois de mai incha allah dinañ pare physiquement et tactiquement incha allah quoi. sport collectif li si ëpp solo mooy ngay dóor bu ñu paree loolu dinañ leen def au renforcement au niveau des abdominaux un tout petit peu et après voilà terminer avec une opposition. gaynde yu bees yi nag ñoo gën a sonn ndax tàggat yaram bi metti woon na loolu. Pamar Boy Galaxy Beach Soccer ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan daal pour rester fii ak gars yi quoi fii moom foog nga pare quoi dafa intense trop sax. Abdou Savané Mbao Beach Club liggéey bi tamit moo gën a métti moo gën a technique moo gën a physique par rapport ak club bi organisation bi ak lépp aussi waaw bon suñu objectif moom mooy bokk si ñuy sélectionné pour ñu jouer coupe d'Afrique ak pourquoi pas coupe du monde. ay bés a ngi nii équipe nationale bu beach soccer dafay amal ay regroupement ñoom ñi leen nag ñi ngi tàggatu lundi ba jeudi fële ci Yoff di waajal CAN bi nar a am Dakar ci atum 2021 ci weeru mai. kon mbokk Alaaji Seydou Nourou fii lañ koy daal di yemale xibaar tàggat. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM gëstu bés bi. chronique culture de xibaar Thiata Kanarocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu wax tey ji lu soxal littérature arabe daje ak imam Alioune Sall bu Louga daal dina publier lu tolloog fukk ak ñaari téere bokk na ci fukk ak benn recueil de poésie waaye itam benn roman moom bindkat bi lee nag muy wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la nemmeeku ci wàllu littérature arabe bi fii ci Sénégal surtout nag lu jëm ci wàllu traduction téere yi Abraham Paul Pouy moo daje ak moom. Muhammadan xubban safiya. baat bi nag baatu imam Alioune Sall la moom bindkat la di lire ay vers ci poème yi nga xam ne jot na ko bind ci kàllaama arab. uhibbuka yaa habiballahi xubban. imam Alioune Sall nag moom jot naa bindagum ci lu toll ci fukk ak benn téere jëm ci wàllu poésie ak roman arab mbindam bi yépp moo ngi ko jagleel diin l'islam lépp li nga xam ne laal na àdduna. tarixa Cheikh Ahmad Tidiane bi lu mat ñaari téere nga xam ne damay leeral lan mooy tarixa bi boobu maa ngi ko tuddee maani tarixa tijaani wa adillatuha am na beneen boo xam ne nag al ibda la tudd mooy la créativité lan moo tax mu tuddee ko tur boobu nga xam ne création da ciy dugg ni ma ko bindee nii moo tumuranke ci ni ñuy bindee poésie ci arab mais vers bu ci ne lettre bi mooy nekk ci commencement bi mooy jeexal satar bu njëkk bi commencé waat sataru ñaareel bi jeexal satar bi. mu nekk ab occasion ngir bindkat bi ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne littérature arabe am na ko fii ci Sénégal nag bu mu jàpp ne moo ëpp solo nag mooy ñu mën koo traduire ci français. que ñun ñu ngi bind léegi nag ñàkk am moyen pour di ko génne moo ñuy xaw a tàyyelloo ci yenn saa yi mooy tax du ñu mën a dugg ci biir liy wax ci société bi wala yu demee noonu parce que boo ko defee itam da nga koy teg noonu rek katamtu maqaami bi 4000 butun ci nii nag bindkat bi di ñaan nguurub Sénégal mën a jàppale ñi nga xam ne dañuy bind ci langue arabe fii ci Sénégal.